asalaamualeykum sama mbokku jàngalekat yi man la Dame Mbodj secrétaire général national bu Cusems authentique tey nag dama ñëw pour àdduwaat ci li nga xam ni moom moo xew ci njàng meeg njàngale mi ginnaaw bi nga xamee ni syndicat bu tudd SAEMS génn na plan d'action ci weeru décembre bii nu nekk muy le 8 décembre ak le 9 décembre ñun sunu syndicat à travers le directoire national dañoo génne sunu déclaration pour wax ni ànd nañ ci grève boobu naam ñun kenn boolewuñu ci ndaxte booba li nu bëgg rek mooy wone ni ànd nañ ci lépp loo xam ni dana dooleel grève pour andi ay saafara ci jafe-jafe yi jàngalekat yi di dund mais bi ñu defee loolu nag dañ caa toftal d'abord ca biir déclaration bi wax ni na SAEMS moomu nga xam ne ñëpp topp nañ ci ginnaawam pour ñu door xeex bi na woote bu ko defee ñu waxtaan bala ñoo indi beneen plan d'action yemuma ci loolu ma jël sama téléphone ma woo le secrétaire général du SAEMS ma waxtaan ci ak moom ne ko dama bëgg comme man andiwuma benn condition ci nun koy defee te jàngalekat yépp nee nañ nañu àndandoo ñun jàngalekat yi ñu def wennu say pour mën a jàmmarloo ak nguuru président Macky Sall mii nga xam ne dañuy jaay doole de salfaañe suñu àq ak suñu yelleef lépp li nga xam ne suñuy droit la mu xañ ñu ko lim déggoo woon ak ñun dara la ci doxalul lu am solo kon ñun jàpp naa ni loolu ñun pare nañ pour ànd ak képp koo xam ne da ngay xeex ci loolu waaye nag na nga woote bu ko defee ñun ñëpp te bu kenn boddi kenn ñun ñëpp ñu toog waxtaane ko pour teg benn plan d'action bu dëgër boo xam ne danañ mën a andi ay saafara ci li nga xam ne moo metti jàngalekat yi loolu bu ma ko waxee mu rafetlu ko ne ma léegi loolu dinaa ci wax ak ñi ma ko séqal bu ko defee dinaa ñëwaat ci loolu ak yow bi loolu amee nag ñu toog ba ci yàgg rek gis ñu génne ab plan d'action boo xam ni Cusems ak SAEMS kese ñoom ñoo ci nekk ñu ne ñoom ñaar daal ñoo waxtaan ni ñoom dañoo bëgg a ànd pour sóob ab xeex boo xam ni dañ ciy woo jàngalekat yépp ma ne nag man boo seetloo li nga xam ne moo fi xew il faut ñuy waxante dëgg ñun bi nga xamee ne am na syndicat bu tudd Cusems bi lancé plan d'action gis nañ ki nga xam ne mooy secrétaire général bu SAEMS génne ab audio wax ne grève bii Cusems sos dara taxu koo jóg lu dul waajal élection de représentativité yi kon tey bu ñu ñëwee moom SAEMS moomu dem ànd ak Cusems pour ni ñoom ñaar kese ñoom ñooy unité d'action bi jàngalekat yi doon xaar man jàpp naa ni du loolu la jàngalekat yi di xaar ndaxte bu ñu naxante bu ñu bëggee am ndam ci lii nuy def dañuy waxante dëgg jàngalekat yi li nu wax mooy na syndicat yépp ànd def wenn say bu ko defee bu ñu dóoree plan d'action ñépp àndandoo grève bu ñu nee nañ toog ci kër yi ñépp toogandoo ci kër yi bu ko defee président Macky Sall ak nguuram duñ am benn yoon bu ñuy jaar bu dul waxtaan ak ñun pour saafara suñuy jafe-jafe ndaxte nag bu ñu fàtte ne diir bi nu fi dese parce que élection yi mi ngi war a am le 23 janvier semaine moo des ci ñu jël feetu Noël donc boo ñibbisee jóge feetu Noël campagne bi day commencer kon diir bu gàtt lañ am fii ak élection yi te bu élection yi jàllee ku ne xam na ni ci expérience syndicale bu élection jàllee pour nga xoj gouvernement jafe na kon nag ñun fii lañ mën a xoje gouvernement bi ci grève bu gaaw nag du ñaari syndicat ñoo ko mën c'est en jàngalekat yépp du ñu boddi kenn école bi ni tekk bu ko defee ñépp xam ne jàngalekat yi àndandoo nañ te mbooloo mooy doole lii moo mën a andi ay saafara waaye ñun lu ñu bëgg-bëgg nag jàmm lu ñu bëgg-bëgg ànd ñun Cusems authentique nag ñàkk ñu fayda bëgg nañoo ànd teguñu benn condition ku nu woo ci sa syndicat danañ ñëw sa siège ku nu woo feneen fudul sa siège it ñu ñëw bu ñu ñëwee xëccoowun dara ñun daal nan ànd rek comme ni ko jàngalekat yi bëgg pour ñu grève boo xam ne bu mucc ayib lay doon boo xam ne dañuy wóor ni dinañ ci am ndam waaye ku ne gis na ni yàggul G7 ak G20 ànd nañ fi di grève ku ne yore plan d'action te gouvernement bi faale wunu grève ba gudd lool bañ demee ba waxtaan des ca ñu jox ñu lu ñàkk fayda kon nag tey bu ñu demee ba kon G7 boobu sax ñaari syndicat ñoo cay grève
G20 boobu grève nu parce que woowante wuñu waxtaan pour tegandoo yëkkateendoo li nga xam ne moom lañ déggoo mais bu boobaa ku ci yaakaar ndam da ngay nax sa bopp. kon nag ñun li nu gëm mooy buñ dul waxante dëgg ndam dina nu jafe ndaxte fokk ñu ubbi xol yi ñu ànd ñu yéeneente jàmm te bañ a def benn boddi konte loolu moo ñuy tax a am ndam ci lii nga xam ne moom lañ sumb te du lu ndaw ndaxte ñun jàpp ñu ne war nañoo dem ci grève boo xam si ñàkk fayda la ñuy proposé buñ bëggee grève boo xam ni yi ci ëpp solo ci suñuy jafe-jafe daan ko teg ci table ji comme les problèmes de formation yi nu am ak problème yi nga xam ne moo nekk ci décisionnaire yi ak problème yi nga xam moo am ci yeexital yi am ci suñuy këyit ak suñu impôt yu métti yi nu teg ak problème mu DMC yi ak problème bi am ci EPS bi ak problème bi nga xam ne moom mooy aali kalet ji mooy ñuy yokk salaire jàngalekat yi jaarale ko nag ci tiri ni ñuy fayee liggéeykatu nguur gi comme ni ko cabinet MGP waxe woon ci audit ba depuis 2015 mu nekk ci table président Macky Sall jéemu ci dara fu ñu waxee mu ni mi ngi étudier rapport auditu cabinet MGP bi ciy tappale ñun jàpp nañ ni ku bëgg a régler lii du grève caaxaan moo koy régler parce que ñun pare wuñ pour dem ci grève boo xam si dañ ñuy joxi 20 000 ak 30 000 pour ñu lever mot d'ordre bi loolu nekkuñ ci lu sérieux la ñuy def kon fokk ñu jaar ci yoon wu sérieux woo xam ne mooy tax ñu am ndam kon nag ñun nekkuñ ci grève naxaate pour ñu mën a am ndam dañuy boole doole ji jàngalekat yépp ànd lii mooy dëgg ñun nag nekkuñu parce que buñ dul waxante dëgg comme ni ma koy waxee de layami duñ am ndam man li ma gëm mooy jàngalekat yi bu dee da ngeen a bëgg ñun ñëpp ñu ànd képp koo xam ne da ngaa def plan d'action boo xam ne pour féewale jàngalekat yi la ak bot di compter kooku jàngalekat yi kon buñ ko suivre day wane ne kon ñoom ànd nañ ci féewaloo bi li ma gëm mooy enseignants yépp comme ni ma ko waxee les militants et les militantes du Cusems authentique ni ñun duñu ànd ci benn plan d'action boo xam ne day indi bot di compter ci contexte bi nu nekk ñépp a ngi xaar enseignants yi ànd surtout depuis grève transporteurs yi ñépp a ngi xaar Sénégal jàngalekat yi ànd ñépp dee xaar nag jàngalekat yi ànd ñu xëy gis ni am na ñaari syndicat yu génn seen plan d'action mais loolu kuy defar du ko def ku bëgg ndam du def loolu kon jàpp naa ni il faut jàngalekat yi jël seeni responsabilité bu dee yéenay ñi nga xam ne yéen a moom syndicat yi parce que ñun ay njiit dong lañ duñ ci dara fii ku fi rëylu ak di jaay doole jàngalekat yi ñoo la ko jox kon fii kenn amu fi doole jàngalekat yi ñoo yore doole ji jàngalekat yooyu nga xam ñoo am seen sañ-sañ ak seen man-man ak seen cëggal guy ñoo ni ànd leen yéen ñëpp ngeen nekk wennu say kon jàpp naa ne jàngalekat yi nag ñoo war a jël seen responsabilité ku nangu la def loolu ñu duut la baaraam parce que nag jàmm day lalu ci dëgg buñ bëggee ànd dañuy waxante dëgg di duut baaraam ci ki nga xam ni wala ñi nga xam ni ñoom ñooy tee ànd bi mën a am mais bu dul loolu dañuy raayante ak di neggalante te loolu amul njariñ kon nag ñun lii la ñuy leeral ni ñun duñu joxe plan d'action boo xam ne day indi féewaloo parce que gis naa ne am na ñaari plan d'action yuy daw yoo xam ne ay syndicats ñoo ko joxe ñun buñ génnee plan d'action teg ca keneen génne plan d'action teg ca pëcc ba daal di commencé nguur gi daal di kontaan loolu baaxul waaye nag it buñ bëggee ànd dañuy nawlonte ndaxte nag ñun lu ñu bëgg ànd du tax nag ñu ni won ni yéen faalewuñ leen ba noppi ñuy mel ni kuy neexal nit ki ñun bëgg nañ jàmm bëgg nañ ànd parce que gëm nañ ni ànd mooy tax ñu am ndam waaye nag bu fekkente ne dañoo bëgg a def ab plan d'action boo xam si dañ ñoo bëgg a boddi tege ñu ne ñun nag ñun militant ak militantu Cusems authentique nag ñàkk nu fayda loolu moo tax ñu ni ñun d'accorduñ ci loolu duñ ci ànd tey duñ ci ànd ëllëg ndaxte loolu jëmul ci defar kuy defar ci contexte bii nu nekk da ngay toog ak ñépp ku ci nekk xam ni njariñu jàngalekat yi rek moo la tax a jóg ku ci nekk taxaw ci fi nga war a taxaw joxante loxo ak sa morom ñu àndandoo yëkkateendoo tegandoo bu ko defee gouvernement bi xam ne jàngalekat yi bii yoon àndandoo nañ te caaxaanuñ ci lii nga xam ne moom lañ sumb kon lii mooy dëgg bu ñu bëggee am ndam nañ boole doole ji ñu àndandoo def yenn say bu ko defee yàlla mën ñoo defal ndam maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam